wori ndax ne weer wi feeñ nag am na fa guñ gis nañ ko ci réew yi nekk ci dendub Sénégal muy loo xamante ni Imam Ahmed Kanté nee na mënu ko comprendre. nañ teg fële affaire jëmm yi ak yooyu te teg ko ci xam-xam kon tey jii académie de fiqh de la Ligue islamique mondiale nga xam ne dañuy travailler ak ulama charia ak ulama astronomie depuis 20 ans ñoom ñëpp génne nañ résolution wax ne effectivement dañu war a xaar ba calcul astronomique wax ne conjonction am na ñu doog a xool nag léegi est-ce que dinañ nangu ko wax ne gis na wala déet loolu mi ngi dans les résolutions de la Ligue islamique mondiale. kon loolu moo tax ñun ñu teg suñu tànk ci affaire wóolu alxisaab ak falaki ak tamit alquran ni mu tuddee ni alxisaab nit war na ko mën a jëfandikoo moo tax ñun démb ñëwuñu parce que ñun mënuñu gëm loolu xam ne loolu dëgg la ba pare ñëw fi démb naan dañuy séntu balaa coucher du soleil nan ngay gisee weer loolu mooy li xew démb kon du affaire xuloo du affaire dara mais affaire teg ko ci yoon la ak xam-xam. mu nekkoon Imam Ahmed Kanté. ci alxamesu tey bi ci ba tey ci wàllub diine ci la chrétiens yi di màggal Ascension di yéegub Yeesu Krista ci asamaan ñeent fukki fan gannaaw Pâques curé bu paroisse Saint-Jean de l'Évangéliste nekk fale de ca Sédhiou mu ngi woote ngir rek ñu gën a boole xol yi ngir jàmmi réew mi Abbé Yves Manga kàddu yu mu dénk Max Euclide Kamfani. église yi dañuy xumbal lañu ne ascension boo ko déggee may ni Yeesu Krista ba mu dekkali ko doon na feeñu ay taalibeewam doon na dox ak ñoom dale ko ñeent fukki fan bu ascension bi jotee da leen di bàyyi mu dellu si baay ja day mel ni comme rek day tàggatoo ak taalibeewam yi lay wante du leen bàyyee noonu parce que da leen ne maa ngi dem wante naa leen yónni xel mu sell mi lay donc day mel ni comme moom mu ngi fi ba tey war nañu yëkkati sunuy xol yëkkati sunuy bët tourné ko si baay ju sell ji leen ñi ñaan ko ndax Sénégal jàmm gën fi sax jàmm gën fi dellu si rawatina bu bés bi le tamit ci koy ànd di màggal ak sunu mbokk julit yi le ginnaaw seen koor gi le ñun ñëpp ñi ñaan rek ngir yàlla def jàmm si àdduna si le def jàmm si sunu dëkk jàmm nag si sunu xol yi tasaare ko fépp ndax ñun ñëpp benn lañu di gën a yokk kattan gën a yokk sunuy ñaan ndax yàlla ñu ñaan rek yàlla mun nañu ko may yàlla mun nañu ko jox sacrement boobu le lu rëy la si église bi le ndax boobu la ñu Yeesu ki sa bàyyi balaa moo génn àdduna si jeudi saint ba def leen loolu di ma ko fàttaliku bu mu soppale ko mburu bi mu doon yaramam mu jël tamit biiñ bi soppale ko mu doon deretam saay bu ñu koy màggal rek daf ñuy wane muy kumpa ngëm li moo may sacrement bu gën a rëy ci sacrement yi lay l'Eucharistie bi donc du lu ndaw pour ñun bés bu màgg la bésu mbégte la bésu jàmm la moo tax église da koy xumba saay su ne ascension bu jotee ngir fàttale ko Yeesu Krista bu ñu joxee yaramam jox ñu deretam ngir muccal àdduna si leen. kàddu yi Abbé Yves Manga curé paroisse Saint-Jean de l'Évangéliste nekk fële ca Sédhiou xam ngeen ko donc korité bi ak ascension bi yemook benn fan musulman yi chrétiens yi ku nekk ne ci fête ni ki tey. loolu nag njiitu réew mi daal dina ko rafetlu démb ci conseil des ministres ne firnde la ci jàmm yi ñu bokk ak it ci dialogue islamo-chrétien bi ci Sénégal déwénati ci jullit ci bonne fête également ci communauté chrétienne ci kanam ñu doxal. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. Touba ñeenti policiers yu nekk ca poste bu Guy Mbind la ñu suspendre ña nga ñu yóbbu ca direction sécurité publique mu war a càmbar seen mbir. la ko waral nag mooy dañoo jékki-jékki rek wàcc ca kër sëtu xalif général des Mourides ne dañu koy dafa am lu ñu koy ci lu ñu koy tudd loolaa tax ñu dem fa ñu ànd ak Babacar Diouf. ñetti policiers yi nga xam ne dañoo njort ne seen loxo dafa laale ci mbir mi xew ci Guy Mbind jébal nañ leen direction sécurité publique mi war a yiy yàbbi ci seen mbir ci jës yi ñu jëm mu di benn xeetu sanction boo xam ne ni teg nañ ko ci kaw ñeenti policiers yooyu ci altine ji jugéen seeni kilifa li ñu ñaawlu ci seen liggéey mooy dugg yi ñu dugg ci kër Serigne Bassirou Mbacké di sët ci xalif général des Mourides de indi fa coow lu ne weng policiers yi li leen yóbbu woon ci kër googu du lenn lu doon wër benn waay bu ñu tuumal ne dafa bokk ci benn agression te muy wuyoo Bassirou Touré ci agression boobu sax góor gi nga xamante ni moom la ñu dóor ba gaañ ko yóbbu woon nañ tamit xaalisam bu takku bu toll ci 150 millions d'euros li metti ci mbir mi nag moo di policiers yi fi nga xamante ni moom lañ leen tegtaloon mu di néeg ba nga xam ne fa lañ ne woon Bassirou Touré fa la nekk ka fa nekkoon du Bassirou Touré Bassirou Mbacké la loolu nag ñu ngi ko xam ginnaaw bi nga xamante ni coow amoon na ci diggante sëriñ bi ak policier yi ginnaaw coow loolu nag ñi nga xam ne ñooy mbokki sëriñ Bassirou Mbacké ñoom lenn rek la ñuy ñaan ki nga xamante ni mooy lieutenant Faye bi jiite police bu Guy Mbind mu takki bagaasam abal leen ba pare mu jéggalu ba ñëpp yëg lan la direction de la sécurité publique di wax ci mbir mi ci fan yi ñu jëm dinañ ci am lu leer wante balaa boobu ñeenti policiers yi nga xamante ni ñoom la ñu tuumaal ñoom di ñu ngi dox seen soxla fi mu toll nii
Diourbel RFM Babacar Diouf. lakk ga amoon ca hôpital bu Linguère ba ñeenti liir faatu ca dossier bi xam ngeen ko ma nga ca loxol yoon kuréel gi ëmb médecins yi ci Sénégal ne na ci yoon te de njaaxaanaay bu mu am benn parparloo ci liggéey boobule leneen li nga xamante ne médecins yi bëgg nañ ko mooy ñu gën a améliorer plateau médical te tamit xoolal anam yi nga xamante ni noonee la agent de santé yi di liggéeyee ci ab communiqué lañ ko dëxëñ Abdou Diouf Junior. médecins yi ñu ngi jàppal tànk seeni ñooñ ordre national des médecins du Sénégal mi ngi ñaax nguur gi mu bañ a indi benn parparloo ci àtte bi nga xam ne dinañ ko àtte ñi laale ci mbirum lakk gi nga xam ne moo amoon ca unité de néonatologie bu hôpital Magatte Lô bu Linguère te ay bébé faatu woon ci lu ñu bëgg mooy ñu daal di respecter seen àq ak yelleef ñooñ yu docteur Boli Diop ni bëgg nañu ñu amay gët bu baax a baax te itam fonk jàppalante gi war a dox diggante ñooñ nga xam ne dañoo bokk benn liggéey muy médecin yi ordre bi daal dinay feddaliwaat njaalam ak itam mettit bi mu am ci bébé yooyee ñàkk masawaat seeni waajur te itam di woo nguur gi mu góorgóorlu ba taxawal benn plateau médical boo xam ne dafay ànd ak ay jumtukaay yu mucc ayib ak itam ay nit ñoo xam ne ñu xarañ la ñuy doon conseil national de l'ordre des médecins du Sénégal di wax ni dafa bëgg paj moo xam ne dafay méngoog jamono ñu indil ko askan wi te ñu defee ko ci anam yu mucc ayib. Abdou Diouf Junior Kaolack gare routière ba na mu mel ñaaw na rawatina jamono yi nawet fu nekk la salte bi di gillee ak ndox mi waaye loole léegi tey mu sotti ndax génne nañu koppar ngir defaraat ko koppar ya ëpp téeméer ak juróom-ñetti fukki millions lañu ngir rek defaraat gare routière bu Kaolack loolee nag ñu koy rafetlu gouverneur bu Kaolack demoon na fa seeti ja chantier ba Ibrahima Diame. liggéey bi tàmbali na am na weer ci naaj bu tàng jër gouverneur daal di ñëw nemmeeku si chantier yi fekk nag chauffeur yi nga xamante ne yàkkamti nañ lool mu pare ndax anam yi ñu fi doon liggéeyee métti na ba fu métti ci yem Damlo moom mooy président gare routière garage Dakar. bu tawaan fii garage bi mënoo fay dugg mënoo génn clients yi da nga daan ñëw sa yëre tooy léeg-léeg nga retourné waat ñibbi sa kër foo mu wayaas kon jafe-jafe yi doon dund yu tar la woon te métti danaan taw sa kër sax doo ko tal ndax gare routière bi ndax métti waay gu muy métti ak fitna gu nit ñi di am ci biir gare routière bi. waa Ageroute zone centre ñoom ñoo engagé liggéey bi le njëg li toll ci téeméer ak juróom-ñetti fukki millions laata nawet nag nee nañ lépp dina yemb Oumar Diouf moom mooy directeur régional Ageroute zone centre. gis ngeen liggéey bi ñu fi def liggéey bu am solo la dañ ko décapé defaraat structure bi carrément structure boo xam ne dina mën tenir bu baax au minimum 20 ans après dañ ci dolli aussi assainissement parce que xam nañ bu ñu ko defee te amul assainissement bu baax aussi donc ndox mi day continuer taaf yi ñu curé wàll kan bi réhabilité ko de telle sorte que ndox mi bi ñëwee dina mën a dem yoonam pour wax leen rek avant muy taw incha allah dinañ terminer travaux yëpp waaw jërë ngeen jëf. gouverneur di rafetlu liggéey bi teewul nag mu ngi leen di ñaax ñu respecté délai yi yeneen service yi itam yi yore wàllu courant beeg embellissement bi ñoo ngi leen ciy woo. lamp yi ngeen gis nii il faut defaraat ko mu leer pour mu gën a am sécurité wax naa leen fi ne dinaa saisir le directeur général de la Sénélec dinaa saisir aussi madame le maire ku ci nekk loo ci mën nga def ko ci pour que ñu defaraat lamp yi ba mu leer dinaa saisir aussi monsieur le ministre de l'urbanisme pour que lu fi war a nekk ci ay espace vert ci bunt bi ak ci biir yëpp ñu defar ko comme ça gare routière bi mën a wuyu turam. gare routière Liberté bu Kaolack ñu gën ko xam ci garage Dakar nag bokk na ci garage yi gën a rëy ci sous-région bi le oto yi fii la ñu jógee di dem fu ne Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. du ñàkk dégg ngeen leen démb mooy ñi nga xamante ne dañuy yëngatu ci mbéyum dër nekk ca zone des Niayes fii la ñu jibbalee seen yuuxu ne ndimbal la nu bëgg ndax soble bay bari na mu ngay nopp ci seen i loxo te amuñu fuñ ko denc. loolee nag docteur Macoumba Diouf mi nga xamante ne mooy directeur de l'horticulture tontu na leen nee na bokk na ci li ko waral mooy ñàkk organisation bi am ci commercialisation bi maanaam njaay mi organiser wuñu ko benn nee na leen ndegam infrastructure la nu bëgg ña nga nekk di ci liggéey ba xam fii léegi loolu dootul yàgg daañu am ay infrastructure ngir mën a denc seen soble docteur Macoumba Diouf ci téléphone bekk Papa Balla Gueye. organiser ñi soble bi di dikkee ci marché bi bu ko defee ñu ne semaine bii wala fukki fan yi wala ñaari semaines yi gox sangam. ñoom ñooy ñëw ci marché bi bu ñu passé boobu beneen gox ñëw loolu laa gis pour ñu gérer production bi loolu dina tax ba comme ñun xam nañu état wu soble bi ci gox yooyu yëpp ñu koy indee ni nga xam ne noonu la fa soble ba mel wax naa la ne soble bi ñuy def ci Sénégal lu ci ëpp qualité la waaye bëri na ñu ciy jàmbat loolu dafa fekk xëy na waxtu wañ deqi soble bi dafa fekk desoon na ndax soble bi war naa ñor nga bàyyi ko ci suuf si mu wow ak moom diir loolu day tax ba mën nga ko denc ñaar ba ñetti weer Papa la li ma lay wax nii boo demoon tey ci ñaay nga def ay interview dina am ñoo ne effectivement def nañu ko soble bi bu doon da ngay utiliser engrais bi mu bañ a ëpp
nga def ko waxtu wa nga ko war a def it buy ñor dina fekk tooyee boobu di nekk ci biir soble bi dina wàcc. ñi utiliser soble bi nga xam ne engrais organique mooy neefare ak engrais yu ni mel toski moom lañ ko béyee ñoom aussi amuñu jafe-jafe boobu. kon xam nga boppal la. ñëpp yemuñu kon ni ñu béyee soble. ñu organiser njaay mi noonu ma la wax daañu mën a njëkkee ñi nga xam ne ñoom la seen soble gën a nekk ci ay jafe-jafe denc tëj ci ñi nga xam ne am nañu soble buñ mën a denc lu yàgg kon bu dee lu jàmp moom organiser njaay mi laa gis comme saafara. bu dee nag ci lu diir bu digg doomu mooy infrastructure yi nga xam ne moom la nguur gi nar a réaliser ñu baral ko marché international fii ci Diamniadio nguur gi moo ko defal war nañ caa mën a jot kon loolu it war na doon saafara ba bala ñaari projet yooyu ma lay wax muy Proval ak Tiezane ci projet ministère agriculture la ñoom bu ci nekk am na lu mu fàggu ci ay dencukaay ay chambre froide ak ay magasin de stockage. docteur Macoumba Diouf directeur horticulture doon tontu ci laaj yu Papa Balla Gueye fukki simili ak ñett moo bootu ci juróom-ñetti waxtu. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. guerre gi am ci jamono ji diggante Israël ak Palestine métti na lool ba fa métti yam bilan bi ci tukkee gum ne am na lu toll ci juróom-benn fukk ak juróom-ñaari nit yu ñàkk seen bakkan ca Gaza bokk na ci fukk ak juróom-ñaari xalel ak lu ëpp ñeenti téeméeri ci nit yoo nga xamante ni jëlee nañ ci gaañu foofu la ca Gaza bu dee ci côté Israël nag juróom-ñaari nit ñoo ci ñàkk seen bakkan ak benn xale mu nga xamante ne mu ngi toll ci juróom-benn at ñoo ci mooy bilan bi. guerre boobu nag gouvernement bu Sénégal génneen na ci ab communiqué di ko di démb génneen na ci communiqué démb di ko mettitlu ba fa mettitlu yem di sàkku rek ngir pexe am ci. Sénégal xam ngeen ne moom mooy présider comité pour l'exercice des droits inaliénables u askanu Palestine ba tax na mu ngi sàkku ci mbootaayu xeet yi ak réew mi yëpp adduna bi yëpp ngeen baal ma ngir ñu toog waxtaan su ko defee pexe am ca guerre googu diggante Israël ak Palestine. campagne sénégalaise pour la défense d'Al-Quds naka noonu it mu ngi koy mettitlu li ko ci gën a ëlëm nag moo di tekkaaral bi nga xamante ne communauté internationale bi def na ko ci violence bi ci violence yi mu ngi sàkku ci réew yi bokk umma islamique ak organisation islamique yi ngir rek ñu ñaawlu ko jéem a fexe dal am foofu le diggante Israël ak Palestine. Chérif Mballo moom mooy secrétaire général campagne sénégalaise jëm ci wàllum défense u Al-Quds ñu teewlu ko ci jokkoo beek Macoumba Bey. ay juif askénase mooy yi nga xamante ni d'origine européenne la muy français russe américain ak canadien ñoom la ñu bëgg a joxaat maanaam doole ci nangu ko ci foqati ko ci ñële jox ko ñële mu nekk mbir moo xam ne mënta nangu loolu nag teg ci bañ boobu mooy indi agression bi nga xamante ne ni tooñ jalgati bi nga xam ne armée israélienne mu ngi koy jalgati di dal ci kaw jàkk masjid al aqsa waaye également di rey palestiniens yi ci Gaza di rey jigéen ñi di rey xale yi di yàq kër yi te loolu mu nekk loo xamante ne ni lu doy waar la waaye également ñu am suñu étonnement suñu jaaxle lool ci li nga xamante ne ni gis nañ ko tekkaaral gi nga xam ne mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñooy njiitu réewu arab yi ak réewu jullit yi ak maanaam organisation yi ñuy wax naa ne ñoo yor yelleefu àq ak yelleefu doomu aadama noppi bi ñu noppi ci maanaam song yi nga xamante ni ñu ngi koy song peuple Palestine bi nga xamante ne dafa yàgg sonn ñu leen bàyyee ak seen bopp bàyyi leen ak israéliens yi ñoo nangu seen suuf foqati ko génne leen di rey suba di rey ngoon mu nekk loo xam ne lu doy waar te ku xam Jérusalem boobu nga xam ne moom lay wax muy Al-Quds comme ni ma ko waxee sànq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa la njëkk jublu ci lu toll ci fukki weer ak juróom-ñaar avant muy jublu ci kaaba gi pour julli. tàggat yaram ñu yegg si gannaaw ba fukk ak juróom-ñaari simili bootoo ci juróom-ñetti waxtu dalal Youssouf Bodian. ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu dooree page sport bi ak basketball ci jigéen ñi
Afrobasket 2021 Cameroun lañ ko jox moo koy organisé diggante le 17 ba le 26 septembre bi di ñëw ci palais polyvalent des sports bu Yaoundé. Sénégal kon bokk ci fukk ak ñaari réew yi nga xamante ni ñooy jongante compétition boobu la ñu fàttali ni raaya bi waa Nigéria ñoo ko yor ndax ci Afrobasket bu mujj bi ñoo daanoon Sénégal. Basketball Africa League ci góor ñi xam nañu léegi calendrier match yi compétition bi dina door dimanche 16 mai bu 16h jotee. AS Douane mi teewal Sénégal ci jongante yooyu lee matcham bu njëkk lundi lay doon 17 mai 14h digganteem ak doomu Algérie di groupement sportif des pétroliers. ñaareelu match AS Douane dina dox seen digganteeg Ferroviario bu Maputo bu Mozambique. Mercredi lay doon 19 mai bu 17h30 jotee match bu mujj bi pour waa Douane ci wàllum groupe seen diggante ak égyptien yu Zamalek lay doon dimanche 23 mai bu 17h30 jotee quart de finale bu Boli dina démarrer kon 25 mai finale bi ñu jàpp ko le 30 mai 2021 ci Kigali ci réewum Rwanda. football ci Afrique ak coupe CAF jaraaf bu Dakaaru tey ci jeudi bi la fi bàyyeekoo dem fële ca Cameroun ngir jongante kon quart de finale aller yi seen diggante ak Coton Sport bu Garoua quart de finale boobu kon dimanche bi lay doon 16 mai bu 13h jotee. ca France Coupe de France Paris Saint-Germain qualifié na ci finale bi waa Paris jafew na lool nam ci demi-finale bi ñu daan Montpellier waaye la ñu mujj daan ci tir au but 4-3 ginnaaw temps réglementaire bi ku nekk ñaari but nga dugal sa morom Kylian Mbappé moo dugal ñaari but yu Paris kon Paris qualifié na dina xam adversaire am tey ci ngoon diggante Rumilly-Vallière di club bu nekk National 2 ak AS Monaco mooy ñaareelu demi-finale bi. ca Espagne Atlético Madrid moo daan Real Sociedad ñaari bal ci benn jëm kon ci 36e journée Liga Colchoneros yi ñoom ñooy leader am 80 points ëppale ñeenti poñ FC Barcelone mi nekk deuxième juróomi poñ lañu ëppale Real Madrid mooy troisième waaye Real Madrid am na match en retard tey ci jeudi bi la koy joué digganteem ak Grenade. ca Italie 36e journée Serie A AC Milan dafa daan bu yaatu ñi di waa Torino juróom-ñaari bal ci dara 7-0. Rebic moo dugal ñetti but Hernandez dugal ñaar doomu Côte d'Ivoire bi di Kessié jot naa dugal penalty ci match boobule. Juventus dem fekki Sassuolo daan ko benn bal ci ñett Rabiot Ronaldo ak Dybala ñoo dugal seeni but Atalanta Bergame daan Benevento ñaari bal ci dara. Inter Milan mooy champion ba pare moo daan AS Roma ñetti bal ci benn Lukaku dugal benn ci but Keita Baldé di doomu Sénégal dugal pour équipe bi di Sampdoria Gênes waaye dañoo def match nul ak Spezia ku nekk dugal sa morom ñaari but. ca Angleterre 36e journée Premier League Chelsea dafa daanu digganteem ak Arsenal benn bal ci dara waaye Kepa moo góoloon Edouard Mendy mu ngi yoon ci banc bi ak défaite bi Chelsea descendi ci ñeenteelu place bi Arsenal yéeg nekk léegi 8e. ñu ñëwaat Sénégal waxtaanee football ci jigéen ñi ak Sénégal mi waajal jouer ay match yu bëri jëm ci éliminatoire CAN Senior 2022 éliminatoire coupe du monde moins de 17 ans ak moins de 20 ans fédération bi kon bëgg a def lépp lu war ngir yokk chance su Sénégal daal di qualifié ci compétition yooyu ñu déglu Serigne Ndir Seck moom moo yor lépp luy football jigéen ñi ci fédération sénégalaise bu football. suñu sélection nationale U17 bi mu ngi war a jongante ak Sierra Leone waaye li ma ci mën a wax mooy Sierra Leone du équipe boo xam ne xam nañ ko lool daal amuñu ban information ci équipe boobu noonu nga xam ne mooy équipe bu Sierra Leone bi ci suñu wàll ñun ay novice lañ dañuy doog a door ci catégorie bii nii mais lépp lu ci mënti am rek mooy que match yi janvier lañ ko war a football am nañ temps boo xam ne dinañu permettre ñu waajal équipe bi ci ni mu waree pour que ñu mën a représenter dëkk bi ni mu waree. wàllu sélection A bi aussi ñun ñu ngi war a jongante ak Libéria moom benn yoon lañ mës a daje ak moom ci tournoi UFOA bi nga xam ne moo amoon Sierra Leone ñu dooroon ko ñaari bal ci benn waaye diggante boobu ak léegi lu ne xew na fi donc je pense que match boobu noonu lu weesu la fi ñu toll dañu war a waajalaat match bi comme si mosuñu football ak ñoom ndaxte match bu nekk ak ay réalité waaw temps bi nag xal na xat lool ndax fi ñu toll nii mun naa wax ne li des matul ñaar fukki fan ñu war cee préparé wu pour mën a dem football yi match boobu noonu. ci côté sélection bi nga xam ne mooy ñi am lu matul ñaar fukki at ñoom aussi premier tour bi dañu exempté wante second tour bi ñu ngi war a daje ki nga xam ne mooy gagné ci match bi nga xam ne moo war a am entre Togo ak Mali match yooyu nag mois d'août la war a am yaakaar naa ne atu football féminin la ndax ci catégorie yëpp am nañ ay compétition donc dañuy planifier affaire yi bu baax dugal xale yi teel leen dugal regroupement mun leen tàggat bu baax pour que ñu mën a représenter dëkk bi ni mu waree.
Seyni Ndir Seck yor football féminin ca fédération sénégalaise bu football MMA lañ koy jeexalee ak Open international bu Cameroun tey ci jeudi bi lay door waaye ca Yaoundé combattant yu Sénégal ñoom week-end bii di ñëw la ñuy door seen jongante ñett lañu kenn ci ñoom di Moussa Togola mooy seen capitaine jokkoo nañ ak moom ca Yaoundé. waaw yegg si nañ ci jàmm Cameroun ne teeru nañu ci jàmm dalal nañu bu baax loolu nañu bu baax macha allah tey ñu ngi fii si Yaoundé Cameroun toll nañu si wàccaay yi daanaka tey sa jot nañ def suñu premier entraînement tàngoor na jot nañ def suñu premier entraînement tàngoor na tuuti si ngoon bi ci waajal compétition bi am samedi incha allah waaw pare nañ ci plan yëpp nag pare nañ ci côté yëpp desul lu xaar bés bi jot ñu def luñ fi indi incha allah yu indi Sénégal ndam li muy man ni Demba Seck ni Kasmir Diatta incha allah aussi ñu ngi ànd ak sunu benn njiit Ibrahima Anne maître Ibrahima Anne ceinture noire ak judo moo ñu daal fii macha allah mu ngi toppatoo lépp lu ñu war a xam si côté wàllu administration yi mu ngi koy lijjanti ñu ngi toppatoo ñu ngi jël en charge lépp macha allah. fédération Sénégal ak fédération camerounaise de MMA ñu ngi permettre tey ñi nga xam ne ñoo war a tey suñu nekk bi di sant suñu président bu baax a baax di ko gërëm. kooku di Moussa Togola di capitaine équipe nationale bu Sénégal bu MMA nekk jamono yi ca Yaoundé ñu war fa jongante ca Cameroun lii di Open international bu MMA leen jaajëfal ci teewlu bi di leen ñaanal kurité jàmm. jërëjëf Youssouf Bodian yow itam ñu ngi lay jaajëfal ñu ngi di la ñaanal korité jàmm mbokk yi jërë ngeen jëf xibaar yi fii lañ ci yem ak yéen dafa pàttali ci li ci gënoon a fës koor gi jeex na korité tey la weer wi feeñ na démb ci ay réew yu bëri julli gi ci suba ñu ngi koy amal ci jamono ji ci ay jàkka yu bëri ci alxames gi tamit ci la chrétien yi di màggal Ascension di yéegub Yeesu Krista ca asamaan ñeent fukki fan gannaaw Pâques korité ak Ascension yemook benn fan musulman yi chrétiens yi ku ci nekk ci fête loolu nag njiitu réew mi rafetlu ko ne firnde la ci jàmm ji ñu bokk ak it ci dialogue islamo-chrétien bi lakk ga amoon ca hôpital bu Linguère ba ñeenti liir faatu ca dossier bi xam ngeen ko ma nga ca loxol yoon kuréel gi ëmb médecins yi ci Sénégal ne na ci yoon te dee njaaxaanaay bu mu am benn parparloo Touba ñeenti policiers yu nekk ca poste bu Guy Mbind la ñu suspendre yóbbu nañu leen ca direction sécurité publique mu war a càmbar seeni mbir la ko waral nag mooy dañoo jékki-jékki rek wàcc ca kër benn sëtu xalif général des Mourides tàggat yaram àndoon nañ ceeg Youssouf Bodian mu doonoon xibaar yi Barthélémy Ngom ci kàddu gi Abdou Thiam ci machine bi mbokk yi ñu ngi leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen way leen di ànd ak programme rajo Futur Média di leen di wax déwénati ngeen baal ñu àq bu baax a baax souhaiter bonne fête également communauté chrétienne ñaan yàlla rek ñaan yi ñuy def si bésub